waxtu wi jot na dellu feggoog yéen ci xibaaru bés bi dalal leen jàmm yéen ñu koy teelu waxtu wi temb lu ci gën a fës bokk na ci mbirum directeur général expert auto di Pape Samba Badiane moom nag daal dinañu koy teg loxo ba noppi defeere ko parquet ni ki démb si talaata ji yemoo woon nag fukki fan ak ñeent ci weeru juin ana lan lañ koy toppee dinañ leen ko xamal ci bu ñuy yaatal yile xibaar. Directeur général entreprise Ndoukoumane tamit di Omar Ndaw mi ngi ci kaso gi depuis démb si talaata ji moom nag doyen des juges moo ko placé sous mandat de dépôt ngir abus de confiance ak détournement de deniers publics si lu toll ci 148,348 millions ci suñuy koppar ca gendarmerie nationale. Musiba daal dinay am ca diwaanu Kounoune Ngalap di ab village traditionnel bu nekk comme rek ca commune bu Sangalkam ca département bu Rufisque ci ab jàppante nag la Baye Saliou Diouf di élève buy def classe bu CM2 juddoo atuba 2009 dal di rek jàmmee paaka dawalkatu charrette bu ay atam toll si fukk ak juróom-ñett dina di Ousmane Cissé ba mu ca ñàkk bakkanam ne mbir ma yëpp tëddee dinañ leen ko xamala. danañ wax ci polémique bi si lu ñeel rémunération yi ca centre de santé bu Grand Dakar comité de gestion bi nag daal dinay tontu ki la di Guy Marius Sagna gannaaw la nga xamante ne ni moom la ci xamle waaye nag seen tontu boobee ñu bëggoon a setal seen bopp dañ cee rek gën a dugal seen bopp. seen bokk ci élection législative yi yoo ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet ñoom waa Yewwi Askan Wi lu ñuy xoolaat la ngir nag lu ñu bañ a viser rek la nga xamante ne moom la ñu war a def ñoom ñoo ñi soo métuwulee du ñu gis seen ba liste yi ci bureau de vote yi ba sub élection yi li ni mel ka ko xamle ak fam ko wéer lépp dinañ leen ko xamala. Amath Suzanne Camara rëccuwul benn yoon kàddu ya mu yëkki jëmale ci Ousmane Sonko nga xamante ne nii nee nañ kàddu yu graaw la di rek ne dañu ko war a faat moom nag Amath Suzanne Camara la mu xamle waat ci li ni mel gannaaw ba mu xamle ni dindiwu ca virgule daal dinañ leen koy fas yéene dégtal ci la jotaayu xibaar. def na juróomi fan ba député bi la di Abdou Mbacké Bara Dolly nekkee ci kaso gi gannaaw ba ñu ko placé sous mandat de dépôt ngir offense au chef de l'État ak diffamation moom moomee nag ca kaso ga mu nekk la lancé benn cri de cœur bi ila rek la xamle ay kaddu ya nga xamante ne mi ngi wane ne mu ngay rek dundu ay tolof foofee ca kaso ga. Ndella Madior Diouf daal dinay xamle lu rëy ci génnub àdduna Daba Boye bile gannaaw ba ñëpp rek ne yàlla soxla jël moom Ndella Madior nee na déedéet Daba Boye dañu ko faat ana ñan la wax ne ñoo ko faat xamle na ko ñu fas leen koo xamal nee na it dina topp mbir mi ba mu sës. mu fës lool ci ay plateau yu Sen TV bu mu doon waxtaanee wàllum actualité ak yeneen i mbir waarikat bile di Iran Ndaw mu ñu gëj a gis lool la waral rek absence am daal dinañu koy xam di xibaar bu nakkari loolee yëpp bu tembe yembe dañ ci toftal rek xibaaru tàggat yaram bu ñu koy ndar keppe mbokk yi li moo gënoon a fës si lu ñeel wàllum tënk bu ngeen taaxirloo nees tuut gannaaw bàkk bi ma feggoo waat ak yéen ci yaatal wi. mu nga ak bàkk ba jib na nuyu leen bu baax yéen ñu ñuy teewlu waxtu wi temb na ma leen ko diggee laa koy dal di defee directeur général expert auto di Pape Samba Badiane daal dinañu koy teg loxo ba noppi defeere ko parquet démb si talaata ji yema woon ak fukki fan ak ñeent ci weeru juin particulier nag ak i ay responsable ay entreprise ya mu jaayoon ay auto te livré wu leen ko tàccu woon nañu seeni ay ñaari loxo gannaaw ba ñu jàppee woon ni lii mooy ndorteelu processus remboursement wu juróomi téeméeri millions yu ay victime di laajandi homme d'affaires boobee waaye nag gaaw nañoo yasatekuwaat bu ñu sukkandikoo ci libération bu biral xibaar bi Pape Samba Badiane jaaxlewul lu yàgg sûreté urbaine defeere ko parquet benn fan képp la def rek ca kaafu tribunal bu Ndakaaru ñu daal di koy bàyyi ndëgëneku gannaaw nag même scénario bu amoon weeru septembre atum 2011 la libération dal di fàttali sûreté urbaine tegoon ko loxo placé ko en garde à vue gannaaw ay plainte yu bëri patron expert auto dañu ko bàyyi woon te defeere wuñu ko sax parquet depuis booba victime yaa ngay njort yoon def liggéeyam waaye ba tey furaas ca plaignant ya bokk na ci banque agricole directeur général Blackstone Ibrahima Niass ak rek ka ñuy wax Astou Kabo Pape Samba Badiane mi ngi amelee nag ñett ñooñee lu tollook 154 millions 861 mille 899 francs CFA 166 millions 678 mille
874 francs CFA ak rek 29 millions francs CFA. Même source bi daal dinay fàttali ni àttekat bi nemmeeku woon na fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février fayitu expert auto ci guddi ba fukki fan ak ñeent ci weeru juin ci ay booru 4h30 la ay waay yu ñu identifié gul sàcc benn pick-up bu ñu immatriculé DK 32 46 AA bu société bile di Asila Gëm bu ñu rek gaare woon ci buntu këru ba chef de chantier ba nekkee ca quartier montagne bu Daara ba ñu sàccee nag pick-up ba noppi def katu ñaawteef yooyu dañoo dem rek base compagnie sahélienne d'entreprise nekk village bu Tila nekkee ci juróomi kilomètre Daara ci booy dem Louga daal dinañu fay sàcc nag carburant gannaaw ba ñu siphonné oto ya ñu fa fekk ak tamit benn xar ba nga xamante ne ni kenn ci gardien ya ñu yeew ba ñu ne ngodd ba noppi tëj leen ci benn pièce su entreprise boobee di CSE yu yor wàllum tabaxu ba tali Daara Louga bi moo ko moom ba ñu ca noppee nag la ñu daw ñoom defkatu ñaawteef ya ay éléments yu commandant wu brigade bu Daara nag ñoo ngi leen di wër jamono jilee may wax ak yéen. Directeur général police nationale daal dinay door ab tournée ngir seeti takk der yi nga xamante ne ni ñoo nekk en service ca région yu Thiès Louga ak Saint-Louis. Inspecteur général bile di Seydou Bokar Yàgg mi ngi woon talaata ci suba ci capitalu raay ga mi ngi àndoon ak ab délégation ba nga xamante ne bokkoon na ci commissaire divisionnaire bile di Ibrahima Diop, directeur sécurité publique, directeur budget et du matériel ak yeneeni autorité policière. Naka noonu DGPN daal dinay diisoo ko commissaire central bu Thiès ay collaborateur am ak chefu service brigade régionale des stupéfiants local ca seen ndaje googe bilan activité yu rek unité police yi amal daal dinañu koy présenté ba mu jëlee kaddu. Inspecteur général bile di Seydou Bokar Yàgg rafetlu na performance policier yu Thiès si lu ñeel rek xeex wàllum criminalité. DGPN daal dinay félicité bu baax a baax ay élément wam te leen di wax daal ngir ñu tee ko fa ñu ko tee. Ci fàttali commune bu Thiès am na ñaari commissariat di commissariat central ba ak commissariat au premier arrondissement ba ak tamit ñetti poste de police di bu Médina Fall, Parcelles Assainies ak Ngent. Directeur général entreprise Ndoukoumane di Omar Ndaw mi ngi ci kaso gi depuis démb ci talaata ji. Moom nag doyen des juges moo ko placé sous mandat de dépôt ngir abus de confiance ak détournement wu deniers publics si lu toll ci 148,348 millions ca gendarmerie nationale. Bu ñu sukkandikoo ci libération bu biral xibaar bi, Omar Ndaw dafa signé woon nag gendarmerie nationale fukki fan ak ñett ci weeru sulet atum 2018 ab contrat ngir tabaxu benn brigade ca diwaanu Koungheul. Infrastructure bi nag ñoo ngi ko waroon a livré bu yéexee ba yéex fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février atum 2019 contre 188,401,800 francs CFA. moom nag daal dinay jot benn pàcc ba ca boobule koppar di 148,348 millions di violation ay terme contrat bi. Entreprise Ndoukoumane mësula rek avancé boobule chantier. si noonu le haut commandant de la gendarmerie daal di déposé ab plainte jëmale ci moom moomee di Omar Ndaw. la section de recherche daal di koy jëli moom moomee ñoo ngi ko defeere parquet juróom-ñaari fan ci weeru juin. naka noonu l'année ay jafe-jafe yu mbas bi sabab moom moo tax daal yéexaayu boobule liggéey ngir seetal boppam. waaye nag li kàddoom yooyee jaarul fenn. doyen d'un juge wa ila doyen des juges bi tegu ko fenn tax daal mu placé ko sous mandat de dépôt. musiba da dinay am ca Kunun Ngalap di ab village traditionnel bu nekk commune Sangalkam ci département bu Rufisque. ci ab jàppante nag la Baye Saliou Diouf di élève buy def classe bu CM2 juddu atub 2009 dëkk ca village ba dal di jàmmee benn dawalkatu charrette bu ay atam toll si fukk ak juróom-ñett ñu koy wax Ousmane Cissé ba mu ñàkk bakkanam ak faat ak ñetti naataangoom ya mu bokkal classe nag ñoo joteeg dawalkatu charrette boobee naka noonu la xale bi jëlee paaka daal di ko koy bojj ci baat mu daw. gannaaw bu mu faatee borom charrette ba Baye Saliou Diouf gendarme yu brigade bu Sangalkam mujj nañu ko teg loxo. gannaaw loolee lañu ubbi ab enquête ngir xam lu sabab boobu les crimes ca département bu Rufisque. ñu woo leen sapeur pompier wàcc nañu fa mbir ma amee daal di yóbbu hôpital néewu boo dawalkatu charrette boobee di Ousmane Cissé ngir lu ñeel wàllum autopsie. Maddu ci polémique bi
yi si lu ñeel rémunération yi ca centre de santé bu Grand Dakar comité de gestion bi daal dinay tontu Guy Marius Sagna. xam ngeen ni lu motul juróom-benn kilomètre palais présidentiel lu motul rek 3 kilomètres ministère de la santé et de l'action sociale am nañu ñu jagleel santé maanaam wax dund ba Sénégal yuy laal 30 000 francs 60 000 francs weer bu yàlla sàkk alerte bu nag activiste bi di Guy Marius Sagna yëngal na comité de gestion rek centre de santé bu Grand Dakar bu ñu limaale ci boobule mbir waaye Amadou Lamine Diallo njiital boobule comité bu bëggoon a défendre seen bopp ca kanamu presse bi daal dinay gën a duggal boppam wuuteeg 30 000 nee na payoor bi bu néewee ba néew 35 000 la monsieur Sagna nee na infirmier yi la sage femme yu fa nekk lu ëpp fukki at monsieur Diallo décret présidentiel 2008 la doon wax booba ak rek lettre ministérielle toppandi ak rek non structure de santé yi di joxe texte yooyu dañu wax ne dañoo war a fay agent yu commune yi 20% ak agent de santé communautaire yi 25% recettes yi 5% yi ñu jagleel ko gestion bi 40% yi ngir garab yi monsieur Diallo nag tontuwul si liggéeykat ya ñu exploité nga xam ne yenn saa yi dañuy obligé jëndal seen bopp tensiomètre di toppatoo maladie ci ay cabine yu amul prise yu amul drap ci njëgu 5000 bés bu yàlla sàkk. Maddu ci mbirum pédophilie ak acte contre nature bu ñuy toppee Serigne Assane Mbacké Xelkom ngir xamal leen la ñu xam ci moom conférencier religieux bi ñu tuumal ak yeneen i ñeenti doomi àddama bu ñu sukkandikoo ci Source A. Serigne Assane mi ngi bokk ci famille yu Mbacké Ndullo nekk ca diggante Touba ak Diourbel surtout Serigne Sam Mbacké Ndullo la di ab dignitaire mouride bu ñu jox cër lool ak tamit doomu Serigne El Hadji Mbacké atum 1990 la ko waajuram bu góor yebal ca Xelkom moom Serigne Assane Mbacké di fu mu jàngee alxuraan ak science religieuse atum 2017 la jël congé ca boobule bërëb gannaaw dem ba Serigne Saliou Mbacké juróomeelu xalifu murid yi ñu présenté ko comme ab spécialiste hadis yi Serigne Assane Mbacké tàmbale woon na di fës ci média yi gannaaw ba ñu ko doon rek faralee di dalal ci ay plateau télé ca gox googee mu nekkoon ajjuma bi la ñu génn la ko division spéciale de la cybersécurité bu police daal di tegee loxo bu ñu sukkandikoo ci enquêteurs yi daa njëkk di jéem a weddi mbir yi laata muy mujjee wax dëgg bi ngir nag justifié wu Serigne Assane Mbacké nee na yéen say daal la ko mbir mi ni mel di dikkal muy tëddee xale yu góor yooyee te nag bu ko dikkalee dootul mën a maîtriser boppam te it ba mu nekkee tout tànk dañu ko violé woon. ba tey yoo ngeen di taataan xibaaru bés bi file ci Seneweb ba ñoo ngi waajal benn xew-xew bu mag loolee nag du leen lu dul sargal bu mag bu daayira Moustarchidine wala Moustarchidaat yi di waajal ngir Serigne Moustapha Sy bu ñu sukkandikoo ci Les Échos bu biral bi la xibaar xew-xew bu mag boobee ñu jagleel seen guide moral bi gaaw fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin bi la ñu nekk la ñu koy amal ci stade Dakar Arena nekkee ca diwaanu Diamniadio. màggalu ba Touba bi ci digg nawet la ñu koy amalati ren gile si noonu daal dinañuy tàmbale waxtaanee wàllu mbënd mi ca dëkk gu sellu googee ñoom waa comité local de développement bu yor édition 2022 màggal gi sous préfet wu Ndam Babacar Ibrahima moo présidé boobu les réunions si teewaayu chef de service yi wala rek seeni ay représentant ak ay membre comité bu yor organisation màggal bile tey jile ci àllarba gi ca mairie bu Touba. seen bokk ci élection législative yi ñu war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet ñoom waa Yewwi Askan Wi la ñuy xoolaat la ngir lu ñu bañ a viser lu ñu war a def nag ñoom ñooñee soo moytuwulee du ñu gis seeni ay liste ci bureau de vote yi ba sub élection ya expert électoral bi lee di Djibril Ñing di tamit directeur unité d'assistance électorale GRATEC moo ko dal di xamle naka noonu nag la àddoo si notion conflit juridique laata muy expliqué ni photo bopp liste nationale bi moo war a nekk ci en-tête liste bi waaye nag waxuñu dara ci kaawu bu ñu validé wul liste nationale bi ndaxte code électoral bi prévoirul boobu les possibilités gën caa leer expert électoral bi ab blocage lay tiit wala sax gën a doy waar ab situation kawo naka noonu la ne nag bu ñu teggiwul seen tànk fa ñu ko teg bataille politique
politique moo cay toppandi te xamuñu na fan la ñu jëmee wa ila fa mu yem mën na am dañoo bëgg a pousser Yewwi mu boycotté élection yi mu xamle ko. Amath Suzanne Camara te rëccuwul lenn ci kàddu yu mu yëkkati jëmale ci Ousmane Sonko ci ab waxtaan bu mu sekk ak observateur la xam leen ni kàddu yu mu yëkki jëmale ci njiital Pastef bi leen di Ousmane Sonko dindi wu ca virgule ci ab vidéo bu wër réseaux sociaux yi coordonnateur national adjoint wu réseau des enseignants waa PR daane daal njiital Pastef bi dañu ko war a rey moom nag nee na daa wax li ni mel ndaxte ku muy waxal def na déclaration bu gën a graaw wala bi ni mel ndax mës na wax ne dañoo war a boom ancien président yi naka noonu mu ne nag ak kàddu yooyee Sonko yëkkati woon ak la mu woote bu yàggul dara di ñëw déloger njiitu réew mi Sonko mësula regretté kàddoom yooyee te mësula rek jaaxle. Amath Suzanne Camara nag nee na pare na ngir justifié wu sax ca kanamu yoon ci bu ñu ko wóoluwee ngir kàddoom yooyee waaye nag ci bu Ousmane Sonko jaaxlee tamit képp lay nangoo wuyu ji convocation. Gannaaw loolu la ne nag Sonko organisé waat nag kaaraangeem di luy wane ni daal jël na au sérieux tëkkoom yooyee li ni mel moo tax mu daal di inventé sax nee na problème sabotage yu otoom bi ngir defati rek mëneefam di rek wàllum manipuler askan wi bu yéemee nag du jaaxle benn yoon waaye nag su ko deful dinañu gis si yoonam mu xamal ko Ousmane Sonko moom Amath Suzanne Camara. Def na juróomi fan ba député bi lee di Abdou Mbacké Bara Dolly nekkee ci kaso gi gannaaw ba ñu ko placé sous mandat de dépôt ngir offense au chef de l'État ak diffamation benn jege ñaaleem seeti ko parlementaire bi mel na ni daal wane na ay signe faiblesse gannaaw ba mu xamle ni kaso métti na mësuma jot plainte ci sama àdduna bi le mooy gullee tama dugg kaso waaye nag ka xamal kàddoom yi le waa source a waxul ba xam ndax Bara Dolly rëccu na am déet kàddu ya mu yëkki jëmale ci njiitu réew mi Macky Sall tax ñu tëj ko foofee waaye daal lañu xam moo di famille yu député bi moom jéggalu nañu njiitu réew mi. Ndella Madior Diouf daal dinay xamle lu rëy ci génnub àdduna Daba Boye la mu xamle moo di ñoom ay médecin lañu nit bu demee dañu leen war a wax lu tax mu dem naka noonu la ne bokkul nag suñuy naan ndogalu yàlla la hôpital bi wax nañu leen expliquer lu tax Daba Boye dem ndax lañu ko perfusé moom la yaramam attanul moo ko rey ba tax na mu ne kon ñoom ñoo rey ki di Adjaratou Daba Boye par négligence hospitalière ma ila càggantu yi am ci bërëbu fajukaay yi di beer si ngoon ba tax na dañu si war a def enquête ngir xam lu tax Daba Boye moomee dem te punir ña nga xamante ne ñoo laale ca boobulee assassinat gannaaw loolee mu yokk ci ay kàddoom ne négligence rek bu ñu def daal dinañu koy jëmale ci ab star ci ka nga xamante ne ni suñu doom la ba tax na duñu ko seetaan te Sénégal ñun ñëpp a nekk sursis ndaxte santé bi dañu ko dénk ña nga xamante ne ni farlu wañ ca koppar képp moom moo leen ñor te moom Ndella Madior dina sóobu ci xeex bi ni mel du bàyyi mu sedd dinañu def enquête situer responsabilité yi daal di punir ña nga xamante ne ñoom la ñu war a punir ba noppi dédommager famille yu Adjaratou Daba Boye. Ba tey ci génn àdduna Daba Boye ak lu si Selbé Ndom xamle gannaaw ba mu ko ñaanalee yàlla xari ko aljana may fi njabootam xolub muñ Selbé daal dina xamle ni daa mënula dem nag kër Daba Boye ndaxte gannaaw ba muy dund dem fa woon kon tey bu làkkoo du fa mën a dem Selbé nee na it gisoon na génn àdduna ba seetkat boobee di Daba Boye te waxoon na ko di kàddu ya nga xamante ni daal dina koy waat ci kaamiru alxuraan mu fës lool ci ay plateau yu Sen TV bu mu doon waxtaanee wàllum actualité ak yeneen mbir waarekat bile di Iran Ndao géej nañu ko gis absence am boobee nag dara waralu ko lu dul wàllum wérgu yaramam bu ñu sukkandikoo ci Dakaractu Iran Ndao nee nañu dafa tawat ba ñu ko entré hôpital principal bu Ndakaaru yàlla na yàlla fëgg boppam ba mu delluwaat ci ay yitteem noonu lay xuusee ci xibaaru tàggat yaram ci njeextalu contrat bi weeru juin atum 2023 international sénégalais bi lee di Sadio Mané mën na jógee ko Liverpool ci été wile Bayern Munich bu ko def priorité mo daal dinay trouver ab accord contractuel ak joueur bi bu ñu sukkandikoo ci taskatu xabaar ba siiw bile di Fabrizio Romano club bi daal dinañuy trouver accord ngir ab contrat wu ñetti at ak ancien joueur FC Metz bi li ni mel nag mi ngi ko xamle ci ab bataaxal bu mu biiral Twitter mu nga ko foofee la ñuy buuree xibaar yi jaajëfal leen ci ànd bi safoo beek kóolite gi ba lëg ak jàmm ak yeneen i xibaar ba tey fii ci Seneweb TV.